mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd beek ñun ci ITV ñeent fukki simili ak juróom moo tegu ci juróom-benn waxtu bisimilah leen ci xabaaru marax yi. la ci gën a fës Cour des comptes di fësal li nga xam ne mooy rapport bi jëm nag ci atub 2018 jàpp 2019 ci weeru octobre at wi ñu nekk seen janook taskatu xabaar yi Mamadou Faye ak i naataangoom ne nag dañu fësal bu baax li nga xam ne kon moo sabab yéexateew rapportu 2015 2016 ak 2017 ne nag danoo matub ci lim danañ ci dikk nu mu gën a yaatoo ginnaaw janook taskatu xabaar yi ñu amal niki tey bu ci yàllande tey nag nekk ñaareelu bésu set setal fépp ci Sénégal mbooloo mi wuy si wote kilifa gi ne nag kon lu nu mel lañ ci sàkk mooy ñu daal di ko topp ba mu gën a yaatu ci réew mi waaye nag yenn ci gox yi ci Sénégal ñàkkum jumtukaay moo lompoñ set setal gi danañ ci dikk itam lu mu gën a yaatu ci biir xabaar yi. article ay bés bi sunu naataango yu réew mi quotidien lañ ko jagleel ak xët wi ñu def jëm ci jàngoro bi di coronavirus mi nga xam ne xàmmewul xeet daanaka feebaru lawtan la ndax kenn ko mënu koo appal Assane Samb mi bind bile xët sekk nag waxtaan gu yaatu ak El Hadj Malick Cissé daan ci ànd ak moom ci njeextalu xabaar yi bu ca lande kon mbokk yi loolay gën a fës ci xëtub xabaar yi ne si ñu ci faram fàccee. mbokk yi asalaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu ànd beeg ñun ci ITV xabaaru maraxi kon des koy tàmbali duñu ko junjee ci ndorteli ak Cour des comptes mi amal tey janook taskatu xabaar yi daal di fësal ni atub 2018 ak 2019 rapport yi danañ ko fësal weeru octobre atub 2020 gii ñu nekk ci bi ñuy janook taskatu xabaar yi Mamadou Faye ak i naataangoom daal di nañoo fësal lan moo sabab kon yéexte am ci fësal rapport 2015 2016 ak 2017 ne matuñu ci lim maanaam kon dañoo des ci wàññi loolee daal di xamle tey la ñu xëyee janook taskatu xabaar yi Abdourahmane li ci leeral. mu di rapport bu diis bu waa Cour des comptes génne te mu taxal ñu bëri di ay kilifa ci dëkk bi si nu ñuy toppatoowee bërëb yu ñu leen a dénk mu toll ci fukk ak juróom-ñeent ay njuuj njaaj loolee la rapport Cour des comptes bi gën a xamle mu di mbir bu ñu war a fësal gaa wante benn mbir jaaxal ñëpp muy lu tax yéexaay bi ci fësal yile rapport. yéexite gi li ko waral moo di jafe-jafe yoo xam ne am nañ ko suñu biir faaw ñu nangu loolu te it buñ ko fàttee atum 2003 ba léegi cour bi recruté wut loolu lépp nag dafay feeñ ci liggéey bi te it yenn nit ñi fi nekk rek ñooy def liggéey boobu yëpp tax ñu am jafe-jafe yu ni mel. 2003 la cour n'avait pas recruté. Mamadou Faye ngi yégle ci lu yàggul dara fësalub rapportu atub 2018 ak 2019 buy wane baralub bi lépp mbir. Nous pouvons vous garantir que durant 2020 li ñu mën a dalal leen seen xel moo di ci biir année 2020 bi ñu nekk yeneen rapport yi nga xam ne moo des yëpp dinañ ko jébal njiitu réew mi te jàpp nañu sax rapport atum 2018 ak atum 2019 dinañ ko jox njiitu réew mi balaa yàgg maanaam ci weeru octobre bi. retard dans la production des rapports. lu jëm ci ubbi tépp l'enquête ba yoon war ci am wàll gannaaw rapport yi cour bi daanaka dafa nekk benn l'armée boo nga xamante ni ay militaire am bëriwuñu mu di mbir bu ñàkkul ay njeexital. ak lim bu néew nit ñi nga xam ne moom la ñu am loolee tamit nekk na loo xamante ni bii tax na ñu tànn fi nga xam ne moom la ñuy lëj mbët ci ay dossier te yaakaar naa parquet bi tamit buñ ko jébbale yooyu la dossier moom it dina def ab segg xool ñi nga xamante ni bii ñoom la jàpp ne ñoom la ay seeni mbir gën a soxla ñu yër ko mu daat ko yër. gannaaw rapport yooyu la nag ay digle joxe nañu ko si ñetti téeméer ak fanweer ak benn téeméer ak juróom-ñeenti fukk topp nañu ko te yeneen juróom-ñaari fukk ak benn si la ñu jëm. Abdourahmane Ly di ko gërëm taskatu xabaar bi di Pape Alé Niang te itam janook taskatu xabaar yi ngir fësal téere bu mu bind dippee ko scandale au cœur de la République di indi kon ay leeral ci li nga xam ne ay yorin gu des ñoŋ la ci réew mi rawatina rapport boo xam ne IGE moo ko daal di fësal jëm ci nanu yore woon COUD jiital ki nekk léegi jëwriñ gu ñu dénk wàllu njàng mu kaw bi Cheikh Oumar Anne moo ko jiite woon moom nag nee na kon ay ndëngate yu bëri lañ ci daal di nemmeeku ci yorin gi rax ci dool nag moom lu jëm ci wàllu ger gi ci réew mi jalaañoo fi daal na ci indi leeral yu bëri moom Pape Alé Niang ni ki tey ko loonu jonoon taskatu xabaar yi ngir fësal livre am bile ñu teewluy kàddoom ci micro Cheikh Diop.
Le dossier établi contre le DG du Centre des œuvres universitaires de Dakar. dossier bi nga xam ne def nañ ko te mu jëm ci mbiru kuddu yorin bi te ñu joxoon ci baaraamu tuuma ki ko jiite moo ngi ci loxo bi yoon ba léegi waaye defagu ci dara bëri na yeneen kayit yoo xam ne tamit ay yeneen rapport yoo xam ne moo ngi ci loxo bi yoon procureur teg ci loxoom ba léegi mu jógul fenn mbirum kuddu nag dafa nekk loo xam ne du lu yees du OFNAC moo nekk organe de contrôle bu njëkk joxoñ baaraamu tuuma ñii di waa kuddu ak niñ koy yoree ndax faw ñu fàttali ko dara. kudd dafa nekk ab bërëb boo xam ne ñi ko yàgg jiite yëpp ci régime yëpp nag seen lekkukaay xaalis lañ ko jàppee woon moo tax ñun ñu def ab livre waaye livre bi le si lu ñu gën a sukkandiku mooy ci rapport bi le xam ne moom la OFNAC génnee. De tous les régimes qui se sont succédés à la tête de ce pays. mën nañu wax sax ne foofu la lépp tàmbalee ngir ñu bind livre bile livre bi xam ne nag suñ ko bindee li ko waral moo di dañoo bëgg képp koo xam ne sénégalais nga soo ko liiree ba pare nga am sa xalaatu bopp ci mbir mi nu mu doxee loolu la ñu bëgg def mu doon suñu contribution. De se fonder sa propre conviction, telle est notre modeste ambition. ginnaaw ay kàddoom moom Pape Alé Niang ñiy layool kii di Cheikh Oumar Anne mi ñu tudd ci mbiri ne na mu yore woon kudd dara ba dara booloo jeex baaxu ci avocat mi koy layool kon génn na ci pataaram ni danañu porter plainte maanaam kon yóbbu mbiri ci kanamu ëttu attekaay yi maître Boubacar Cissé ne nag li nga xam ne kon moom la Pape Alé Niang fësal ci téere bi dara ci wéru ci ñu teewlu kàddoom. En réalité, c'est pas un livre, hein, c'est la reproduction servile et vraiment d'un rapport déposé de l'OFNAC, ce rapport qui n'en est pas un d'ailleurs, puisque simplement en fait un rapport d'audit suppose le respect du principe du contradictoire, ce qui n'a pas été le cas. Donc c'est pourquoi en réalité ce rapport-là n'est pas un rapport extraordinaire, parce que simplement ce rapport-là n'a pas fait l'objet d'une discussion et qui n'a pas en fait repris les réponses apportées par mon client. Donc tout cela prouve que l'insuffisance de ce rapport-là, et donc il ne s'agit pas d'un scandale, c'est un rapport qui comporte des insuffisances. Par conséquent, nous estimons que, puisque M. Pape Alé a pris la latitude et la liberté de reproduire de manière servile ce rapport-là, et il va en subir les conséquences. Donc mon client entend en tirer toutes les conséquences de droit, c'est-à-dire de déposer une plainte contre M. Pape Alé pour diffamation. Maintenant, il lui appartiendra, lui, à la barre, de venir rapporter la preuve de ce que l'OFNAC a écrit dans ce rapport-là. Il s'attend à une procédure judiciaire pour le délit de diffamation et même d'injure. Donc en fait, nous attendons en tirer toutes les conséquences, parce que seulement nous avons la conviction qu'en réalité, ce rapport-là comporte des insuffisances. Ce rapport n'a pas été soumis à l'appréciation de notre client, parce qu'il ne s'agit pas d'un rapport d'enquête, c'était un rapport d'audit. maa ngi leen ko doon dund ci ndorteelu xabaar yi tey nekk ñaareelu bés bu ñu jagleel set setal ci réew mi wërngal këpp ni ki tey nag itam marché ci leen desu ci gannaaw askan wi dem seetal ko ba mu set wecc fexe itam ba lépp loo xamante ni mbalit la ñu daal di koo tàggale kook ci xàll yi loolu lépp nag mu ngi amee ci teewaayu Keseng Ndour ak Cheikh Sall. mbalit mu takku ay carton ay sébiritu mala lépp ngi génn si biir marché Tilène bi nekk si diwaanu Ndakaaru xëy teg samedi gi nekk bisub set setal si ñi nga xam ne ñoo fi dëkk ànd ak ndawi UCG yi ngir larte marché bi génne salte yi. ñun nag li ñu gis tey mooy jaaxle nañ torop ndax ay taabul yu def ay mbóot ay jinax ay kaña ay salte yoo xam ne kenn mënu ko wax ay pot ngeen baal ma si wax bi bu def ay saw ay cabinet ay siwo yoo xam ne ndox mi daf lay wóor ni def na fi weer wala lu ko ëpp lii moom jar na ragal ñun tey tiit nañ parce que taabul buy jaay ndawal wala jën def ay mbóot ay problème lii moom baaxul. mbalit mu takku la ñu génne ci biir marché bi ndaxte lu toll ñeenti at a ngi nii kenn balewu ko kenn raxasu ko mbalit ma di fa jàllaañoo ay weer a ngi nii jaaykat yi ñu ngi doon woo bu baax a baax ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite mairie bi di waa municipalité bi ngir mën a taxaw marché bi bu baax a baax ba set gi man see dellu si. UCG ak tey ñun ñoo ànd ak ñoom pour jëlee fi mbalit mi bu subaa sapeur pompier le matin dina nettoyer à grande eau marché bi yëpp après midi bi service d'hygiène pompe lépp lundi. ñu jaay ci jàmm dugg ko ci jàmm lekk ko ci jàmm dootuñu nangu tamit li ñuy lekkati nekk ci ay suufu mbalit. tey Macky Sall bu ni woon tey képp ko tilimati defeere leen ko 3 mois léegi ñun ñu bàyyi loolu bu fekkee ne service d'hygiène chaque 2 jours mu dugg ci marché bi kuy jaay ci suufu mbalit mu nangu li ngay jaay gàddu la yóbbu bu yàggee ñu lekk lu baax feebar yi wàññeekoo. marché yu salte nii marché Tilène bi mel daanaka moo am si Ndakaaru gi yëpp set gi moom mu ngi aju rek si ñi nga xamante ni bii. ñoo fiy jënd wala ñu fiy jaay ñoom ci boppam ñoo war a njëkk a xar seeni tànki tubéy ba marché bi set
ndaxte lañ fay jëfandikoo mën a sell. loole nag bisub seetatal bi nga xam ne tànn nañu ko président de la république nekk sa bopp ba nekk na loo xam ni mën naa joyanti mbir mi bu fekkee ne wéyal nañu doxalin wi si wowlee wàll. di ko gërëm Cheikh Sall daal di dem kon ba diwaanu Ndar Géej foofu itam lu ni mel dañ ko fa daal di amal seetal gu yaatu am ca dëkk ba rawatina ci gox wu ñuy wax Pikine ma nga ca Ndar Géej foofee tax ba maire bi daal di kon ñaax askan wi ngir ñu soppi doxalin ba noppi sàlloo lépp lu jëm ci wàllu set ak cetal Mansour Faye mooy maire Saint-Louis ñu teewli kàddoom ci micro Mamadou Alice Niang Ale Thiam. waaw lu ñu ci mën a wax bés bi tey dañ koy rafetluwaat mu nekk bés bu am solo. bi nga xam ni wane na ni population bi yëpp gën nañu loolu bu amee nag gouverneur région de Saint-Louis donc Alioune Aïdara Niang def ci jouer rôle bu am solo tey jii mooy ñaareelu bésu Cleaning Days lu président tudde Cleaning Days bi nga xam ni mooy premier samedi de chaque mois bu njëkk bi xëy na mobilisation bi demul woon noonu mais bii moom macha allah pourquoi parce que gouverneur dafa impliqué wu def CRD lancer appel ci population yëpp. mairie bi taxaw indi lu mu am ci matériel boole ci nag ay xaritam ay partenaires yu ko jàppale ci matériel gëm naa lu fi nekk ci matériel amul feneen ci Sénégal donc loolu dafa wane ni lii président lancé nekk na loo xam ne nit ñi bëgg nañ ci jàpp mais lu may ñaan askan bi nag mooy mu bañ nekk rek premier samedi de chaque mois il faut que mu nekk loo xam ni tous les jours ñuy fexe ba nga xam ni suñu environnement ñu mën ko maintenir mu set wecc parce que maintenir environnement bu set wecc mooy wér-gu-yaram aar sa bopp. te loolu nit ñi xam nañ ni boo feebaree da ngay dépenser xaalis bu bëri boo feebarulee xaalis boo ko nar a dépenser mën nga ko dugal ci lenn lu am njëriñ donc lii dafa war a nekk loo xam ni population bi ñoo ko jëlal seen bopp tëral ko seen bopp pour mën ko améliorer bu baax a baax ñun au niveau de la commune aussi daañuy jéem a continuer di liggéey ak les GIE Setom liggéey ak les associations liggéey ak UCG pour que ñu mën a jël jumtuwaay ñu mën a jël yëpp mettre à la disposition des populations pour que ñu mën a liggéey boo xam ne liggéey ba permanent. ñàkkum kaaraange gi ëllëwtu ko askan wi jëwriñ gu ñu dénk wàllu biir réew mi kaaraange gi Aly Ngouille Ndiaye bëgg na mu dakk ci mim réew ba tax ne lépp loo xam ne matukaay danañ ko ci daal di jël lu ni mel itam ma ngi ko xamle ba ñuy samp Pape Demba Diallo moom moo nekk yees gouverneur bu Sédhiou Aly Ngouille Ndiaye nag itam daal nañu ko xamle lu jëm nag ci bërëb bu ñu jagleel lépp lu jëm ci séddale passeport gi ci douane ba moom itam ne loolu lépp kon daan na ci addu ñu teewlu kàddoom Aly Ngouille Ndiaye ci micro Ousmane Demba. ñu fi ñëw tey ci Sédhiou pour installer gouverneur Pape Demba Diallo nga xam ne président de la République daf ko nommé le 2 janvier 2020 pour mu ñëw fii remplacer le gouverneur Habib Léon Ndiaye bi nga xam ne def na fi juróomi at fii ci Sédhiou jàpp naa ne liggéey yu bari ci kanamam la amee fii ci Sédhiou ndax ku daan ñëw Sédhiou juróomi at ci ginnaaw ñëw fi tey xam ne ay transformation yu am solo mi ngi am ci wàll wi wax na ko ci discours am li nga xam ne lii président de la République engagé woon na ko bi ñu fi ñëwee 2015 lu bari def nañ ko am na liggéey bu des maire bi wax nañ ko interpellé nañ ci mais bu neexee yàlla dinañ ko continuer pour que ak liggéey yëpp jeex ba yeneen daal di tàmbaliwaat fii ci région bi. maire bi wax na également yéeneem pour ñu am fi bureau passeport. fii wàllu kaaraange effectivement wax nga ko am na fi fan yi ñu génn ay agression ay rey yu doy waar sax d'ailleurs yoo xam ni peut-être tàmmuñ ko di faral di gis fii ci réew mi mais di wax rek que ne président de la République bi mu ñëwee 2012 ba léegi ni dafa am ay dispositions spéciales yoo xam ne jël na ko pour taxaw ci wàllu kaaraange ci réew. daal di addu ci geneen wàllu tey nag nekk bés bu ñu jagleel wàllu hijab maanaam muuru goo xam ne nag léegi dañ ko nemmeeku ci soxna yi ci nu mu gën a yaatoo ñenn ñi nag naam diine moo tax ñu koy def ñi des nag ñoom nee nañu maanaam mode bee tax ñu koy def waaye nag am na leneen loo xamante ni dama tax na ci ñu ànd ci leeral reportage mortal Anne Mafalfal. ñu bëri ñuy muuru dañ see dugg ngir moytu lii di jinne yi ak li ñu naan ngelaw bu bon wante am na ñoo xam ni li leen si dugal mooy wàllum taar. léegi muuraay bi dafa nekk quelque chose bi nga xam ne dañ kaa moderniser dañuy muuru comme sama genre yi dañuy continuer di sol tubéy mais di nga sol loo xam ne ni que tamit c'est pas par exemple sa cër yi du nekk di génn daal malgré que ni muuru nga di nga sol tubéy mais tubéy bi tamit dafa am nu war a mel waroo am comportement boo xam ne keneen ku muuruwut moom la yor daal. dem nañu sax ba dëggal loolee ndaxte ñu bëri si ñi nga xam ni loolee da leen ñi dal day fekk duñu muuru. man dama judd ci benn famille bi nga xam ne ñoom ñëpp seen i jigéen dañuy muuru en plus sama yaay tamit ibaadu la ba pare day jàngale arabe suñuy maam dañu doon wax ne ñu comme ça jigéen dafa war a muur cëram pour tiital ñu daal
naan ñu ay rab da lay dugg nii parce que tamit dañ doon gis même pas longtemps daal ay 2016 2017 ay xale jigéen yu bëri ci lycée yi di daanu parce que en plus lu ñuy gën a gis mooy ñiy daanu ñoom mooy ñiy sol lu jotul loolu tax xale jigéen yu bëri nag dugg ci muuraay bi daal. boo demee ci diine jigéen warta daw jinne ba tax di muuru ndax lu war la ndax muuraay lu war la ci moom. du ma wax ne dagan na du ma wax ne daganul ndax yàlla moo nu bindi jinne yi moo bindit xam-xam wax ne dañu war a moytu waaye lu mën a am muuru moom santaane suñu borom ragal jinne warta tax jigéen ñi muuru li war ci muuru mooy danga koy def ngir santaane suñu borom ku génn te muuroo say cër xamal ne yow mooy nga ndigalal suñu borom kon amul benn jigéen bu am droit ci génn te muuruwu la en tant que jullit. ku nekk ak sa gis-gis ci wàllu muuraay wante lii di motivation bi nekkul toujours loo xam ni wàllum diine la. ngir gën a dooleel gën a dëgëral cinéma bu pays réew Afrique yi loolee tax ba Cinecap ci lëkkaloom ambassade bu États-Unis fii ci Sénégal amal ndaje waxtaan gu yaatu ab lël lañ ci fas yéene nag waxtaanee mooy ñi nga xam ne kon ci doomi réew mi lañu ak ay producteurs bàyyi ko ci bitim réew des Afrique des américains ñoom nag ci la tax ñu samp loolee mooy weccante xalaat ci lu jëm ci wàllu xel waaye itam ndëgër laay bu ko defee cinéma bi kon am taxawaay bi mucc ayib ci àdduna wërngal këpp ñu ànd ci leeral kii di Cheikh Hassane Fall ak Mafal Fall. roy ci lu ñuy def ci bitim réew ngir mën a jëm ca kanam loolee mooy li sabab formation bi li xam ne waa Cinecap dañ ko organiser ab formation boo xam ne daa faral di dalal ay nit ñoo xam ne dañuy jóge fu nekk ci àdduna bi ngir ñëw wéccoo ak ñi fi nekk loolee xam ne liñ ciy wut ñi ko organiser xam nañ ko bu baax a baax. formation bi dafa nekk cadre boo xam ne dafa maye ñu mën a recevoir personnalité cinéma wu àdduna bi yëpp fii Cinecap tey dañuy ñëw di wax ni da ngeen war a continuer gëm li ngeen gëm gëm li ngeen gëm mooy lépp loo xam ne da ngeen ko song ngeen dem si ba jeex ak moyens yi nga xam ne am ngeen ko ngeen continuer doxe moyens yooyu ba balaa ngeen di egg muy maanaam cinéma dafa nekk métier boo xam ne dafa soxloo moyens yu bëri waaye terewul boo amulee moyens mën nga am moyens yu yem yoo xam ne dina la permettre nga eggale sa ngëm-ngëm. ñu jugee ci États-Unis ñëw wéccew seen xam-xam ñaari producteurs yi la ñoom ba ñu génnee ci formation bi leen mbégte rek la ñu àndal la te ñoom sax li ñu gis moo di ne yaakaar mën naa am ci producteurs yi nekk file ci Cinecap. We were very happy. contentement képp laa am ci ñëw daje gi ma ñëw daje ak ñi nekk fii ci biir Cinecap ndax ba mu fi ñëwee gis naa fi ay ndaw yoo xam ne daal am nañu xarañteef ku bëree bëri ñii moom gëm naa ne ku leen jàppale fii ak ay at yu néew rek mën nga leen gis ci kaw a kaw ci mbiru cinéma bi ñuy def. Individuals. ay producteurs yoo xam ne sax ñoom yaakaar ak dal xel la ñu àndal ndax ñoom fi mu toll nii lenn la ñuy wut mooy xool nu ñuy def ba romb Atlantique bu Mati Diop wala sax Félicité bu Alain Gomis. xibaaru bitim réew la ñuy jëm dañ ci ànd ak Boubacar Dieng ngir leeral. constitution bu bees bi nga xam ne seen njiitum réew di Alpha Condé bëgg na ko indi ngir am 3e mandat waaye si bu ñu sukkandikoo si ñoom ñooñu lee ba léegi juróom benn fukki way manifester bàyyi nañu leen waaye ba léegi am na ñaar fukk yu des ci kaso bi te ñooñu sax li ëpp si ñoom ñu ngi dëkk si fi nga xam ne moo di Labé. ci réewum Nigéria dogal bi nguur gi jëloon ngir tere li nga xam ne moo di mototaxi ak tricycle à moteur amal na ko waaye lu ni mel dafa tax ñi nga xam ne ñooy ndaw ñiy dawal yooyu le mototaxi wala tricycle ànd ak mer gu rëy ndax ñoom ñooñu le jàpp nañu ni amuñu leneen lu ñuy liggéey lu dul dawal yooyu le moto gannaaw bu xabaar bu waddee ay junni ndaw wàcc nañu ci mbedd mi ñu fàttali ni Lagos dëkk la boo xam ne mu ngi nekk ci Nigéria te li mu am ci ay nit war naa toll 20 millions te beneen xeetu daamaar amu fa lu weesu mototaxi naka noonu li di tricycle.
ñu jeexalee ak République démocratique du Congo foofule l'opposition bi di xamle ni bëgg na jàkkaarloog nguur gi ngir ñu amal ay waxtaan jëm ci paluk njiitu réew bi ñu war a amal ci ñetti weer yu njëkk ci atum 2021 l'opposition bi dañoo jàpp ni waxtaan yooyu sax mooy tax saafara am ci lépp loo xam ne ñàkk naa dox ci seen réew moom di République démocratique du Congo loolu le tax ñu gën a dëggu ngir amal yile waxtaan waaye fi mu toll nii nguur gi moom lim leen xamal moo di waxtaan yi yàgg nay am ndaxte bés bu jot ñu def ko ci li nga xam ne mooy kër yi liggéeyal nguur gi. di ko gërëm bu baax a baax Boubacar Dieng daal di addu ci wàllu tàggat yaram ak taxawaay bi nga xam ne soxna yi am nañ ko ci li ñu dippee kii jeu panafricain spécial olympique bu Sénégal bu njëkk Sénégal nag am ci juróom-ñeent raaya bokk na ci ñaari wurus ñaar ci xaalis ak juróomi përëm loole lépp nag ñoom ñi nga xam ne kon ñoo indi yooyu raaya ci réew mi dénk nañu ay kaddu Mamadou Lamine Fati. metti woon na mais gis nañ résultat yi. am ay jàmbaar lañu nag parce que vraiment ragaluñu woon dara dem nañu xeex nañu indi nañu ay médailles yi ngeen xam di féliciter également encadrement technique bi Adama moo leen accompagné woon moo nekkoon ak ñun Caire wante amoon na équipe technique bi nga xam ne moo nekkoon ci gannaaw di leen préparation bi nag fukki fan dong rek la woon parce que ñun au départ naruñu woon participer ci compétition bi yàlla def na nag ñu invité ñu dem ci am fa ndam te liggéey boobu xale yi li ñu def tey liggéeyu préparation technique bi nga xam ne coach yi ñoo ko def ci seen gannaaw kon nag maa ngi féliciter coach yi également parce que su dul woon ñoom résultat bi duñ ko mën a am tey waaye lan mooy ñuy xaar déjà affaire yi taxaw na ba noppi parce que 2022 mooy deuxième édition Jeux panafricains yi mi ngi nar a am Rwanda démb lañ ñu ko annoncé 2024 mu nar a am Jeux mondiaux yi nga xam ne day nekk Berlin yàlla def na ne bi nga xam ne bi ñuy def Jeux panafricains yi ci la ñu signé contrat bi pour Jeux mondiaux de Berlin 2024 kon nag li ñu des ñun mooy liggéey préparer équipe yi def ay détection yu bees ba nga xam ne 2022 ak 2024 incha allah dinañ mën a am équipe bu taxaw bu mën a participer ci jogante yooyu indiwaat ñu l'espère ndam pour Sénégal. junj naa leen ko ci ndorteelu xabaar yi ak article ay bés bi ñu jagleel ko tey sunu naataango yu réew mi quotidien jagleel ab xët wu yaatu ci jàngoro gi di coronavirus jàngoro nag boo xam ne xamewul xeet waaye itam jàngoro boo xam ne daanaka feebaru lawtan la amul àpp ci fu mu yem ki ko bind di Assane Samb ñu ànd ci leeral ak El Hadj Malick Cissé ak kii di Cheikh Assane Fall. nelawatuñu ba yandoo ndax coronavirus yamul foofu ñëpp la tiital. dama si def jàngat boo xam ne dama gis virus bi nga xamante ni mooy doomu jàngoro boobu dugg ci chinois yi bu bees ñu koy wax coronavirus dugg ci chinois yi di ci commencé di faat ñu bëri te mu tëral ñu ay junni nit ba pare commencé di faat ñu bëri ma defaat jàngat xool li xew Mali muy lu triste. état boo xam ne mënoo protéger sax say soldats parce que terroristes yi bi ñu frappé sorti population civile yi c'est vrai que dogon yi ak ñooñu pël yi amoon nañ fa ay problème mais terroristes yi dañuy dem attaquer camp militaire ci camp gendarmerie fi nga xamante ni mooy état bi moo représenté état bi ma ni mais non donc état amatul pourtant Mali Barkhane nga fa MINUSMA mu nga fa FAMA yi ñu nga fa les forces armées maliennes mais mënuñu si lenn ça veut dire que y a un problème c'est-à-dire que problème bu amee virus noonu muy attaquer corps social corps yaramu nit ki noonu la terroriste bi attaqué le corps social maanaam ci société bi terroriste bi moom dafa bëgg yàq société bi comme virus bi ni mu bëgg a yàq yaram bi kon défi yooyu buñ ko amee ñun monde bi dañu war a am des solutions yoo xam ne monde bi moo koy xalaat. directeur de publication bu quotidien Rewmi ni amul demal ma ñëw solidarité ci plan international dafa jot. dama gis ku nekk dañ la bàyyee sa bopp dañ la bàyyee chinois yi par exemple. pour ñu diagnostiquer le virus pour xam lan la parce que virus mënoo ko xeex tant que xamoo lan la il faut nga def le diagnostic le travail de diagnostic pour xam dëgg-dëgg lu xew après wutal ko benn vaccin et cetera wutal ko benn kii mën ko rey et cetera mën a vacciner nit ñi mais jusqu'à présent autorités chinoises yi reconnaître nañ ñoom avancé wuñu ci daal gis nañ ni chinois yi dañu mel ni ku wéet ci loolu parce que dañ leen bàyyi parce que ñoom seen affaire la quoi
alors que du seen affaire parce que attaqué na ay britannique attaqué na yeneen nationalité parce que ñeneen ñu ngi dund en Chine et cetera damay gis mooy terroriste yi au Mali aussi gars yi bu ñu nee ñu ngi Mali mais nuñ fa nekkee dafa mel dañuy attaaya ak yooyu ci waxin quoi parce que quelques groupes ay moto day def bruit quand même satellites yi mais pourquoi repérer wuñu avec le renseignement avec les satellites pourquoi mënuñu xam ne djihadistes ñu ngi jëm telle place ñu engager les hélicoptères et les armées ñu indi en renfort mais y a un problème. àdduna wërngal képp nekk ci alerte maximale lu koy firndeel mooy disposition yu am solo yu ñu jël ci aéroport yi te li ni mel dafay fàttali taxawaay bi état yi jël ngir xeex terrorisme. solidarité internationale il faut mu am dëgg-dëgg parce que gars yi defuñu solidarité il faut mu am ci réew yi nga xamante ne ñoo faible ak réew yi am ay moyens ñu xam ne ñoo bokk seen monde te luy laal kii laal kële kenn du ci mucc comme kenn du ci mucc nag nañu ànd xeex bi di jàng di ko ànd dès le départ route ay stratégie commune ànd def seen i moyens techniques ak matériel ak humain di xeex défi yu mel noonu aussi bien virus que terroriste. lu xew ca Chine ak coronavirus dafay indiwaat lu ñuy wax droit d'ingérence humanitaire. le droit humanitaire concept la bu am solo parce que bi ñu ko inventé ñu bari dañ ne non da ngay dugg ci sama réew quoi da nga may décider sama place or boo xoolee yenn pays boo leen bàyyi woon ak seen i dirigeants kese kon musiba am parce que dirigeants yi dañuy mujj di xeex peuple ba moo tax ñu andi woon le droit humanitaire pour au moins mën di dimbali nit ñi xiif en temps de guerre civile wala yooyu ñuy dimbali nit ñi léegi àgg nañ moment boo xam ne dañu am ay dangers yoo xam ne monde bi lay boo métu day faat ñu dul jeex ci àdduna bi muy terroristes yi ak virus yi mais loolu dafa laaj réaction droit humanitaire bi ñu xoolaat ko au niveau des Nations Unies tëggaat ko ba nga xamante ni état yi dinañ jël seen souveraineté bu loolu amee jël seen souveraineté teg ko fële waxuñu tout le temps bu virus amee wala terrorisme amee ñu jël seen souveraineté teg ko fële ñu jël ay solutions consensuelles globales planétaires pour xeex lu nga xamante ni mooy virus boobu wala terrorisme boobu wala mal boobu. danger planétaire lañ ñu mën a jàng ci virus yi ak terroristes yi Assane Samb ni solidarité foog mu am loolu rek mooy tax ñu xeex coronavirus. di ko gërëm Cheikh di ko gërëm moom El Hadj Malick Cissé ak Bara Sow ci caméra bi di leen jaajëfal mbokki cànd beeg ñun ci ITV loolee moo laajtu xabaaru maraxi gërëm ñëpp ñu ci jàpp ba mu daal di yemb gërëm leen itam ci seetaan bi rédaction bi jox leen dox daje 19h45 ci yaatal ci kàllaama tubaab ak Adama Anouchka Ba ma jox leen dox daje minuit ci jukki xabaar yi fii ak boobu ngeen wéy di ñu topp ci ITV ndax mbiri ngi ci jërë ngeen jëf.